Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, devant moi, l'Assemblée nationale du Sénégal, je suis ici à la place Soweto. Si vous le voulez bien, le 31 juillet 2022, nous aurons une nouvelle gouvernance ici dans ce pays. Les lois scélérates votées dans cette Assemblée nationale seront abrogées. Ces lois qui sont contre les libertés, la démocratie, l'état de droit, ces lois qui permettent la prédation de nos ressources naturelles, nos ressources minérales, le foncier, le fer, l'or, les phosphates, le zircon, pour ne pas parler du pétrole et du gaz, de la forêt de Casamance, du bois de Casamance, de nos poissons. Eh bien, toutes ces lois seront abrogées. Si vous le voulez bien, ce 31 juillet 2022, en votant massivement pour les listes Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi, nous aurons la cohabitation. La cohabitation, c'est quoi? C'est un Sénégal qui marche sur deux jambes. Le président de la République fera son travail désormais. Mais l'Assemblée nationale, elle sera debout. L'Assemblée nationale sera la loi que vous voulez. L'Assemblée nationale sera là pour contrôler l'exécutif. Cette cohabitation permettra d'avoir de nouvelles lois des finances. Moi-même qui vous parle, je connais sans doute mieux que ces gens de Benno Bokk Yakaar les lois des finances, pour ne pas parler de l'économie, pour ne pas parler des affaires africaines, bien entendu. Donc nous pourrons avoir des lois de finances qui vont s'occuper sérieusement de la santé, de l'éducation, de l'électricité. On n'est même pas capable de donner de l'électricité aux hôtes du président de la République dans ce pays. On va s'occuper sérieusement de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage. Et nous allons protéger l'environnement. Si vous le voulez bien donc, le 31 juillet 2022, tout cela sera possible ici au Sénégal. Mbokki Sénégal, maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru tabaski bu sell bi. Maa ngi nuyu di ziar di ndokkale kilifa diine yi ak kilifa aada yi. Maa ngi nuyu jàng bi cardinal ak archevêque di nuyu bois sacré di leen wax ne ñoom ñoo bëggoon ñu criminaliser mbirum boromu ñaari tur yi homosexualité ak LGBT. Proposition la bu mu tegee sama loxo ma jël ko jëbal ko bureau assemblée nationale naka règlement intérieur bi tëralee. waaye mais waa bureau assemblée nationale nee na ñoom duñ ko xool duñ ko saytu duñ ko càmbar. ma jël yóbbu ko conseil constitutionnel pour mu àtte ñu mu ne yoonam newu ci. su ngeen ko bëggee des na ci yéen. su ngeen ko bëggee des na ci yéen. su ngeen ko bëggee des na ci yéen. 31 juillet 2022 ngeen votel massivement Wallu Sénégal ak Yewwi Askan. ngeen votel massivement laa wax opposition bi ñu am majorité ci Assemblée nationale. su boobaa proposition de loi bi day jàll par force. danañu mën a am tamit loi de finance budget boo xam ne dana fi taxawal paj mi dana fi taxawal ñàng mi dana fi taxawal càmm gi dana fi taxawal mbéy mi dana fi taxawal alam bi mën na nekk fii ci Sénégal des na ci yéen su ngeen ko bëggee des na ci yéen su ngeen ko bëggee des na ci yéen su ngeen ko bëggee des na ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum diaspora bi maa ngi leen di nuyu man la Sagar Faye Njare Faye ñu gën ma xam ci Sagar Faye ma nekk tête de liste département de Pikine ci naataangi coalition naataangi askan wi di nuyu suñu président docteur Mohamed Diallo di leen xamal ne leen coalition naataangi askan wi daf ma tànn def ma présidente nationale def ma tête de liste département de Pikine ma ñëw bëgg a waxtaan ak waa Sénégal tey nag li may waxtaan ak yéen ci développement la ndax ñun femmes yi
développement moo ñu tax a avancé te man maa ngi nekk présidente alliance des femmes leaders nekk présidente des coiffeuses département de Pikine may nuyu ñëpp di tàllal ñëpp loxo ci coalition bi ndax ñu mën ñoo dooleel li ñuy dooleel mooy lan liggéey bi ñuy liggéey ci développement muy jàppale bi nga xam ne ñoo ngi koy jàppale jigéen ñi di leen dawal coono ndax jigéen ñi banlieue bi ku ne xam ne ne sonn nañ ci niñ leen di jàppalee ci liggéeyu ci financement di leen lebal fukki junni benn bés nga teg ci 10 000 francs mu nekk 60 000 ci benn jour metti na ci jigéen ñi ba tax na ñun formé nañ jigéen ñi di leen jàngal ni ñuy épargner ak crédit ba tax dootuñu sonn bu événement jotee ñu dem ak ñoom ci suñu propre moyen di leen ci jàppale tey nag ñu bëgg a ànd ak coalition naataange askan wi pour jàppale Sénégal pour mu naat ndax jigéen ñi coono boobu ñu nekkoon ñu mën ñoo dooleel ñu jàppale jigéen ñi ba tax jigéen ñi fàtte seen coono ndax jigéen ñi sonn nañ te ku ne xam na ne jigéen mooy yaay jigéen mooy kër jigéen mooy jàppale jeunesse ndax suñu doom yi bu ñu amee dimbale leen duñu sonn te li ñu mën a may mooy lan jënd ak jaay ak formation yi nga xam ne ñoo ngi koy former jigéen ñi te bu ñu leen former du am suivi ñun ñooy obligé di leen jàppale pour ñu mën a eggale seen bopp fi ñu jëm ñuy tàllal Sénégal yëpp loxo nag bëgg ngeen jàppale naataange askan wi ndax naataange askan wi bés bu jàllee assemblée nationale dina mën a dimbale jigéen ñi ci développement dina mën a wàññil jigéen ñi coono boo xam ne ci lañ nekk ndax ku ne xam ne ne Sénégal bu naatee nit ñi dinañ bëgg Sénégal bu naatee nit ñi dinañ kontaan Sénégal bu naatee jeunes yi dootuñu mer coow dootul bari kenn dootul am la naqari kon ñoo ngi tàllal Sénégal yëpp loxo bëgg ñëpp jàppale naataange askan wi buñ jàppale naataange askan wi jàppale docteur Mohamed Diallo incha allahu taala fi mu bëgg a yeggale Sénégal bu ko fa yeggalee defe naa Sénégal yëpp dinañ kontaan ñuy nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp surtout banlieue bi ma jógee muy département de Pikine maa ngi nuyu femmes yi nga xam ne ñoom laa jiite di nuyu femmes yi nga xam ne ñoom ma bàyyi xel di nuyu ñi nga xam ne bëgg nañu egsi ci man ndax defe naa suñu président dafa fonk jigéen ndax boo xoolee région de Dakar tête de liste yëpp jigéen la ko def ñu koy rafetlu nag ñun jigéen ñi war a gën a takkaat suñu digg gën a doonaat jàmbaar waaye ci kaw loolu ñoo ngi ñaan ñu dooleel ñu bu ñu dooleelee ba coalition naataange askan wi am majorité assemblée nationale loolu dina amal askan wi yëpp njëriñ mbir mi nag vote la ñoo ngi tàllal Sénégal yëpp loxo kenn ku nekk nga téye sa carte électeur le 31 ngeen jàppale naataange askan wi sànnil ñu carte yi fal ñu dem assemblée nationale ndax xam nañ li leen manqué fal ñu dem assemblée nationale ndax xam nañ li leen manqué xam nañ fii metti te bu ngeen ñu fa yóbboo incha allah fii metti dinañ leen ko fajal ndax mooy lan coono bi nga xam ne sénégalais yi sonn nañ ko surtout jigéen ñi nag ci jigéen ñi laay gën a insister parce que jigéen ñi ni ma koy waxee toujours ñooy yaay jigéen ñi ñooy kër jigéen ñi ñooy njaboot te jigéen ñi ñoo war a mën a jàppale seeni doom te ku dooleel jigéen dooleel nga àdduna ku dooleel jigéen dooleel nga Sénégal kon ñoo ngi tàllalaat jigéen ñëpp loxo di tàllal jeunesse bi loxo ñu mën a pousse seen yaay yi yóbbu ñu assemblée nationale ñu mën faa am doole joo xam ne liñ bëgg ci ñoom dinañ ko am mooy lan Sénégal naataange askan wi daal bëgg nañ mu fes Sénégal ñu dooleel ko Sénégal mu am majorité assemblée nationale ba li mu bëgg a xeexal askan wi mu xeexal ko askan wi loolu lañ leen di ñaan kon nag ñoo ngi ñaan ci yàlla tàllal leen loxo bëgg ngeen jàppale ñu bañ dem assemblée nationale mën na dimbali jigéen ñi ci néew doole gi néew doole wàññeeku jàppale leen ci coono bi nga xam ne ñoo ngi koy jànkoonteel mu wàññeeku surtout xale yu jigéen yi nga xam ne dañ leen di former ci couture ak coiffure te mënuñoo am avancement jigéen ñi nga xam ne ay baana lañ di njaay mu sew te amuñu doole ñun rek lañu yaakaar ñu leen di jàppale bu ngeen ñu jàppalee bañ dem assemblée nationale defe naa ne dina gën a neex te di ngeen gën a kontaan kon ñoo ngi tàllal Sénégal yëpp loxo di leen ñaan ngeen jàppale ñu mën a gagné ñun waa naataange askan wi Sénégal mën leen a jàppale ba li ngeen bëgg incha allahu taala ñu yegg ci maa ngi nuyu ñëpp nag di ñaanal ñëpp di nuyu surtout département de Pikine gi nga xam ne fa laa jóge maa ngi nuyu les 12 communes maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen tàllal loxo képp koo xam ne yaa ngi fa nekk di jigéen mbaa ngay xale maa ngi lay tàllal loxo pour nga jàppale ma naataange askan wi assemblée nationale ñu mën fa am doole maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan sama wax ji yal na leen fekk yéen ñëpp ci jàmm ci barke Seydina Mohamed maa ngi nuyu ñëpp. comme mbooloo mi gannaaw bi ma sante yàlla julli Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di dëwënal sénégalais yëpp di baalu àq ak di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla tabaski bi ñu génn ñu koy féete ay dëwëni dëwën bu dëwën na may ñaaw yàlla na dàq ren tey nag dama fi toog
di waxal la grande coalition Bokk Gis Gis Liggéey man la seen doom seen frère Alioune Badara Kébé ancien footballeur international tête de liste département de Dakar ànd seeg samay naataango yi nga xamante ni ñoo nekk sama wet mu doon juróom-ñaari titulaire ak juróom-ñaari suppléant ñuy ay doomi réew mi ñoo xamante ni kenn ku ci nekk secteur bi nga nekk yaa ngi góorgóorlu loo xamante ni pour le développement de notre pays di ay góor ak di ay jigéen des personnes de valeur ñu àndandoo dans la grande coalition Bokk Gis Gis Liggéey di ay doomi réew mi am seeni jot yàlla bindul lu gën a fort doomu aadama te investissement humain moo ëpp lépp ñun ñi fi toog kenn ku ci nekk investissement humain nga def da nga jël sa bopp jébbal ko réew mi da nga jël sa bopp jébbal ko askan wi pour ñu mën leen incha allahu rabbi su neexee yàlla teewal fële ci assemblée nationale ndax lépp lu nga xamante ni soxla ngeen ko ci réew mi fa ñuy voté loi yi ñu mën leen fa teewal ndax Sénégal mën a nekk un Sénégal meilleur. maa ngi nuyu ñi nga xamante ni ñi ngi ci hôpital yi tëdd di leen seet bu baax a baax di leen masaw ñi ngi nuyu tamit suñu frère d'armes yi nga xamante ni période bi ñi ngi ci frontières yi di nekk ci kaaraange réew mi di woo sama mbokk sportif yi ci couche bu ne rawatina les footballeurs les ASC man seen frère seen doom ba ma liggéeyee ba retraité mënoon naa toog Europe des fa comme samay morom waaye defuma ko dama xam ni doom laa te doom njariñ lañ koy doyee je suis un sénégalais man sénégalais laa te patriote laa te ñii ma àndal tamit di ay sénégalais comme man ñun amuñu lu dul réew mi te nag wax dëgg yàlla béy si say wewi tànk kon nag jàpp naa ni ñi nga xamante ni ñoo ngi ci kujje politique gi nañu xam ni politique lu noble la nit ku baax moo war a politique nit ku gëm yàlla moo war a politique nit ku bëgg son prochain moo war a politique politique affaire de noblesse la bu ñu duggee ci politique li ñi njëkk a wax moytul politique baaxul dugal sa bopp lu tax loolu kujje taxul kenn ku ci nekk tey politique dafa war a boole ndax foo gis am na ñuy jiite am na kujje ñii dañuy d'accord ñii duñ d'accord waaye loolu lépp dafa war a nekk ci respect dafa war a nekk li nga xamante ni dafay defar réew waaye defar réew du wax lu ñaaw du wax lu bon du xuloo du xeex mooy defar réew yéen sénégalais yi rawatina la jeunesse encore une fois jël leen seen avenir en main bu leen ko ragal fekk wuñu jamonoy guerre jamono ji la ñu fekkee te lii ci jaamu yàlla la bokk lii ci jihaad la bokk ñu ngi leen di tàllal suñu ay loxo di leen wax ni kaay leen ñu ànd ci combat bi c'est un combat commun ndax ab réew li nga moom boo ko jëlul ku incompétent moo koy jël di ci def li ko neex te doo ci mën dara loolu moo tax ñun la grande coalition Bokk Gis Gis Liggéey dirigé par suñu waajur wi nga xamante ni mooy Pape Diop nekk tête de liste nationale l'ancien ministre Aliou Sow ñu toftal ko si ñun tey ñun ñoo di leen tàllal loxo fépp ci Sénégal fu waay mën a nekk le Sénégalais d'ici et d'ailleurs pour ngeen voter la grande coalition Bokk Gis Gis Liggéey bulletin bu bleu bi am lu gris ñaari loxo yi di nuyoo yow mi may seetaan ñi ngi lay tàllal suñu loxo di la wax ni ëllëgu réew mi ñun ñëpp la concerné fépp fu Sénégalais mën a nekk bul toog ni sama yoon nekku si wala nga toog ni politique wala politiciens yi ñëpp a yam déedéet am na des personnes de valeur comme ñun ñu toog fii bokk ci la grande coalition Bokk Gis Gis Liggéey di ay sénégalais mënoon def comme suñu ay morom mais defuñu ko ndax Sénégal gii ñun ñoo ko bokk jox leen ñu seen kàddu jox leen ñu seeni carte ñu liggéeyal leen ndax Sénégal gii ñu nekk Sénégal mën a meilleur maa ngi la koy dénku di la dénku yow mi may xool ngeen waxtaan ak seeni askan waxtaanal ak seeni gox waxtaanal leen ak population bi wax leen ni incha allahu rabbi bu ngeen ñu yóbbuwee fële ci assemblée nationale dinañ leen fa liggéeyal maa ngi nuyu sénégalais yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni incha allahu rabbi on va descendre sur le terrain bi wax leen ni incha allahu rabbi bu ngeen ñu yóbbuwee fële ci assemblée nationale dinañ leen fa liggéeyal maa ngi nuyu sénégalais yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni incha allahu rabbi on va descendre sur le terrain dinañ ñëw wax leen suñu ay programme ak liñ leen bëggal un assemblée nationale meilleure incha allah jërë ngeen jëf. ak pour mu antu foog suñu président wu coalition doon président de la république ñu jox ko majorité bu am solo ci assemblée nationale. kon sëriñ bi gën ñoo ñaanal génneel ñu kurus bu gudd a gudd bi moom la ñu bëgg
bu ko defee ñu am score boo xam ne musuñu ko am. Imam dégg nañu sa xutba bu baax am phrase boo xam ne man ci moom laa jàpp ba nga ne politiciens yi moomuñu réew mi muy dëgg moomuñu réew mi dañu cee bokk kooku nag wax ju xóot la mu wund mooy ci suñu jëfin suñu wax ak suñu taxawaay danoo war a fexe ba sénégalais yi ne ci seen jàmm ne ci dal mën a dox seen yitte loolu defe naa ne message bi nga jox classe politique bi war nañ koo dégg ñun dey waa Benno Bokk Yaakaar dégg nañ ko bu baax a baax li nu fas yéene ci campagne bi mooy doxee sunu xel mu doon campagne u xel bañ a doon campagne u xeex nu wax sunu programme ci mag ñi ci ndaw ñi ci jigéen ñi ci askan wi incha allahu rabbi imam looloo doon kàddu gi ginnaaw bi ñu la sante dañu bëggoon ñëw fekk la fii si sa kër voilà taataan fi nag aussi sa jàppale waaye ak sa ñaan mais surtout ñaanu réew mi yëpp subaar ñu tey ci këram ñu ànd ak délégation bi ñëw indi suñu ziyaaru tabaski waaye ñëw it sàkku si ñaan sëñ bi ñaanal ñu élection yi am ci jàmm ak ci salaam ñaan ci Sénégalais yi danañu ko mën a woteel ci lu yaatu ba mu mën a am majorité à l'Assemblée nationale ba mën a continuer liggéey bi nga xam ne sumb ñu ne ci suñu àlliwoo bu ndaw ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wër jottali maag délégation bi Sall mu yebal ñu ne na ñëw fii ci yow nga ñaanal ñu yeb ñu it ñun ñii ñoo jiite liste nationale bi waaye sa ay dooma ne aussi ci département bi góorgóorlu li ma ci war a def yëpp danaa ko ci def sëñ bi loolu rek a doon kàddu gi dañu ñëwoon jël si ñaan jël si it ay conseil